jërë ngeen jëf mbokk internet yi dal leen ak jàmm ci seen récap du jour ñu ñëw ak yéen ci li gën a fës ci xibaar yi ñetti taskati xibaar yi nekkoon fële ci Leral TV mujj nag génn àdduna ni ki démb ci ab accident wax nañu rek ne ni ki ëllëg daal la ñuy defal seen levée de corps daal di leen nag jébbal seeni borom Cheikh Yérim Seck nekk ab taskati xibaar génn rek daal di xaatim daal di jëmale rek ci li nga xamante ne ni moom la Adama Gaye nekk itam taskati xibaar daal di commenté ci décès wu ñetti journalistes yi nekk fële ca Leral TV mu mujjee nag daal di génnaat daal di wax ni kii di Cheikh Yérim Seck daf ko jaaxal ndax it nag day profité rek ci occasion bi ngir ut ci buzz. Bokk na itam dinañ jukki ci xibaar yi révélation yi nga xamante ne nii ex détenu bi la di Boy Djiné def na ko ci ab interview bu mu amal ak benn ci suñu naataango lan ko xamal rek moom moo di daal mësta fen te sax nag mësta sàcc te loolu nag mooy rek dafa tënku ci li nga xamante ne ni moom moo di diineem mbokkente na ci pàcc yi gën a fës nag ñu ngi noonu ñëw ak yéen ci jukki xibaar yi dinañu tàmbali xibaar yi ak mbiri ñetti taskati xibaar yi léwoon nekkoon Leral TV dañu rek def ab accident niki démb daal di cay ñàkk nag seeni bakkan lu bees am na nag ci seeni mbir niki ëllëg ci àllarba bi lañ leen fas yéene defal li nga xamante ne ni moo di ab levée du corps ci boori 10 heures fële ca hôpital principal bu Ndakaaru ginnaaw nag levée du corps bi nga xamante ne ni moom lañ leen di defal ci dañ leen di rek jébbal seen borom ñu fàtte rek ñetti taskati xibaar yooyu kenn ki rek di wuy ci turu Abdou Mamadou Sy moom nag dinañ ko jébbal boromam fële ca Podor mi nga xamante ne ni fa la bàyyeekoo ki nga xamante ne nag moom moo di Mamadou Yoro Diallo moom nag fële ca Ziguinchor lañ ko fas yéene denc te dinañ ko yóbbu par avion ki mujj ki nag di Ousmane Ndiaye nekkoon chauffeur ba moom itam nag dinañ ko yóbbu fële ca Touba ginnaaw bi nga xamante ni daal loolu la way juram bu góor daal di digle ci moom bokk na nag ci seede yi nga xamante ne ni daal moom la ñu jot a am ci ñett way dawlu yi rek ñel ki nga xamante ne moom moo di Mamadou Yoro Diallo moom nag lañu xamal ca moom rek moom moo di ci ay jamono yu ñu dëgmaloon ci la jëloon rek ndogal ne dina takk soxna ginnaaw bi nga xamante ne nii rek dem na ca tournée économique ba waxoon na ne daal bu jeexee ak jàmm ak salaam rek dina jël li nga xamante ne nii moom moo di ab soxna yàlla nag daal di dogal mbébétam yooyu nag mujjewut antu waaye daal lañu xamal itam ca liggéeyam ak nam ko noonu defee mooy rek nekk na koo xamante ni daal dafa responsable te rek daanaka bu ñu doon génn mission ci dëkk bi xel yëpp rek dafay dem ci moom ndax it nag ni mu doon amalee ab liggéeyam daanaka rek dafa doon set Mamadou Yoro Diallo nekkoon cadreur fële ca Leral TV seen yooyu rek la ñu jot am ci moom kazalika ki nga xamante ne tamit moom moo di Abou Sy nekkoon taskati xibaar moom itam la ñu xamle woon ca liggéeyam rek moom moo di nekkoon na koo xamante ni daal bëggoon na la muy def te mënoon ko lool Ousmane Ndiaye nag nekk seen chauffeur itam daal di ñàkk bakkanam ci accident boobule la ñu xamle ca mbiram rek moom moo di nekkoon chauffeur boo xamante ni daal dafa teeyoon nag bu baax ci dawalinam ca accident boobule nag lañ ca saytuwaat moom moo di rek amoon 2 blessés yoo xamante ni ni daal ba tey foofu ca Leral TV lañ doon liggéeyee ñuy wuy ci turu Thierno Alassane Kane ak Aminata Sow ñoom nag waxoon nañu ne rek ni président jëloon ndogal daal di rek wax ne dinañ leen évacuer nu mu gën a gaawee fii ci Ndakaaru ngir rek ñu mën leen toppatoo comme na mu waree ki nga xamante ne nag moom moo di chauffeur camion bi nga xamante ne ni moom moo leen mbëkk di wuy ci turu Sidi Traoré nekk ab malien la ñu xamle nag ci mbiram moom moo di rek dafa nekk en garde à vue depuis rek xew-xew bi am di ñaan rek ñi nga xamante ni daal ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci accident bile suuf sedd seen kaw yërmande yàlla wàcc si ñoom ginnaaw nag jëy bi ñeel Leral TV mu mel ni rek beneen accident causé na rek ñaar ci ay mort ci wàllug
presse sénégalaise ñeel lekk waa Asfiya yi mu mel ni rek ñaar daal ci seeni liggéeykat itam ñoo ñàkk seeni bakkan ci ab accident fii ci Ndakaaru ñaari liggéeykat yooyu nag nekkoon fële ca Asfiya yi ci seen scooter daal lañu nekkoon ci noonu daal la leen ab oto daal di rek fiir ca boori échangeur Malick Sy mbir maa ngi am nag ci guddi gi samedi jàpp dimanche bi ñu génn ñaari xale góor yooyu nag kenn ki nekk ab caméraman keneen ki ab monteur daanaka nag ki leen def ñaawteef boobule dafa rek mujj ab ay tànkam daal di daw ba jamono ji nag takk der yi ñu ngi koy seet ngir mënu kaa teg loxo. bokk na itam ci li ñu jukki ci xibaar yi clash bi nga xamante ne ni dox na diggante ki di Adama Gaye ak Cheikh Yérim Seck ñoom ñaar ñëpp nekk taskati xibaar mbir maa ngi nag tàmbali ginnaaw bi nga xamante ni daal ki di Adama Gaye def na rek ab post ci page Facebook am di ci rek wax décès wu ñetti agent wu Leral TV yooyu ba ñu saytoo nag ay kàddoom dafay mel ni rek taskati xibaar bi le daal di Adama Gaye wanewul benn yoon compassion ci génn ko àdduna yu metti yi nga xamante ni daal moom la ñett taskati xibaar yooyu daal di demee ci noonu daal wax rek ne télé bi di leeral nekk na site boo xamante ni daal dafa bokk ci complot bi nga xamante ni moom lañ ko tegee woon loxo mu doon nag ab détention illégale ci ay kàddoom ci noonu daal wax ne ginnaaw juge Samba Sall mi nga xamante ne nii tàggee nañu ko ci jamono ju ñu génn ak ñeneen la série noire mu ngi rek continuer mu doon nag ab publication boo xamante ne nii ñu bëri jàpp nañu rek ne ay wax ay kàddu la yoo xamante ne nii daanaka amul benn teggin ba sax nag ki nga xamante ne nii moom moo di Cheikh Yérim Seck nekk ab taskati xibaar daal di rek génn itam ci page Facebook am daal di cay rek xaatim ne xaarewul woon fii kili di Adama Gaye nekk grand frère am ci rek milieu bi nga xamante ne ni ñoom ñaar ñoo ko bokk di nekk te sax nag ak lu mu metti metti ak fu mu mënti jaar yenn kàddu yi daal waru ko di génne ci tënk daal Cheikh Yérim Seck la mu ñaan rek nga xamante ne nii moom moo di confrère am di Adama Gaye moom moo di rek mu delloo si waat xelam te sax nag mer warul tax daal mu waxee ni mel moom itam Adama Gaye daal di rek génn tontuwaat ki nga xamante ne nii moom moo di Cheikh Yérim Seck ci post bi nga xamante ne nii daal moom moo di post boo xam ne bëri na lool luñ koy polémique daal ci réseaux sociaux yi Adama Gaye nag bokk na ca la mu njëkk a xamle daal ci mbiri Cheikh Yérim Seck moom mi daal di wax rek ne daf koo jaaxal ndax jamono ji lépp lu muy def rek utum buzz rek la ca teg ndax it nag ginnaaw ba nga xamante ne nii daal liir na publication wam ci Facebook concernant décès wu ñetti journaliste yooyu la mu waroon def rek xëy na moom moo di rek woo ko ngir rek mën a jël yenn ci ay information yi mu am ngir mën a def ab analyse am waaye def ko benn yoon ndax it nag yàkkam te wax rek moom moo tax mu génn daal di wax li ni mel rax ci doole nag moom Adama Gaye di fàttali ki nga xamante ne moom moo di Cheikh Yérim Seck ni ko ginnaaw ba ñu ko tegee loxo yóbbu ko fële ca camp pénal bokkoon na ci ñi nga xamante ne nii bëggoon na ñëw seet si ko fa moom itam ñu denc ko fële ca prison ki nga xamante ne moom moo di Cheikh Yérim Seck musul sax nag teg fa ay tànkam ngir sax nag mën ko manifester li nga xamante ne moom moo di soutien wam te sax nag lu ko ci gën a metti moom moo di rek site bi di Yérim Post dafay faral rek di publier ay textes yoo xamante ne nii daal jàpp na ni dañ ko ci sosal wala sax nag ñu ko ci saaga te moom du intervenir benn yoon ci tënk daal lool ñaari taskati xibaar yi daal di jot rek échanger comme mot ci décès wu ñett taskati xibaar yi li woon nekkoon fële ca Leral TV. bokk na itam ci lañu jukkee ci xibaar yi lépp lu ñeel la ki nga xamante ne ni moom moo di Baye Modou Fall ñu gën ko min ci Boy Djiné nekk prisonnier bi nga xamante ne nii récemment moom moo rek évadé wu moom nag jamono ji la mu xamle ca mbiram daal moom moo di laalewul ak li nga xamante ne moom lañ ko toppee jamono ji ndax it nag moom jàpp na ni daal victime la ci benn kabal boo xamante ni daal dañ ko monté de toutes pièces maanaam rek ab complot la
ndax it nag dossier boobu buñ ko toppee dinañ rek a gis ne ab waay daal moom moo détourné xaalis ci ab usine ba pare nag bëgg koo jiiñ bokk na nag ca la mu xamlewaat moom Boy Djiné moom moo di rek du koo xamante ne ni dafay wax lu dul dëgg te sax nag mëst sàcc wala jël lu mu moomul te sax nag li nga xamante ni daal moom moo di diineem mu ngi tënku rek ci lépp lu ñu ko digle lii lépp nag mu ngi ko xamle ginnaaw bi nga xamante ne ni rek sekk na ab waxtaan mu nekk ab entretien exclusif ak chaîne de télévision bi la di ITV. mbokk internet yi foofu nag la ñuy jaaree daal di ndar képp xibaar yi cant ak ngërëm ñeene leen ci ànd bi naan ak ñun di leen jox dig daje ëllëg jërë ngeen jëf.